sànq maa ngi koy wax Mamadou naan la xew-xew yu bees tax wala xew-xew yu yees am na ci réseaux sociaux yi. Donald Trump nag temps yi mi ngi téye woon buzz bi jékki-jékki gisatul boppam Twitter da ko éjecté. mu nekk lu yéeme te luñ dul xalaat ci atum 2021 ci jamono ji ñu toll surtout mu nekk président États-Unis nekk première puissance mondiale mu nekk moment bi nga xamante ni ñenn ci wala benn ci puissance ci GAFA yi mooy Google Facebook Apple ak Amazon daal di tere ki nga xamante ne mooy président États-Unis mooy première puissance mondiale ci réseaux sociaux yi mu nekk loo xamante ne ñenn ñi ngi koy duppee sax ne tremblement de terre la ci virtuel maanaam ci voilà 88 millions d'abonnés waaw mi ngi noonu loolu nag mu yéeme nekk loo xamante ne lu ñu xalaatul la ba ñenn ñi sax di remettre waat en question suñu liberté d'expression ndax dafa am ci loxo yu mu nekk moo tax waajaloon nañu leen benn élément bu nga xamante ni je pense ñu gën ci indi ay leeral ci mbir yi nga xam ne moo xew bu yàggul dara voilà entre autres aussi WhatsApp ak confidentialité bi bu bees bi ñi nga xam ne nag taxu leen kii bu baax ci réseaux sociaux yi c'est très important ñu xam lan moo und yooyu yëpp ñu dem seetaani élément bi ci Mamadou Ndiaye def leen si waat. coowal Capitole bi ak la xewoon ca États-Unis looloo waral Donald Trump nekk président njiitu réewu États-Unis ñu daal di koy retirer daal di koy génne ci réseaux sociaux yi bu ci mel ni Twitter Facebook ak yeneen yi. réseaux sociaux dañu am doole boo xam ni dañu am seen propre stratégie parce que boo siy inscrire dañu lay naan il faut nga respecter seen critère d'adhésion léegi nag boo si duggee loo ci wax loo xam ne neexu leen. ñoom mun lañ la génnee xoolatuñu léegi ndax citoyen nga wala président de la république mais tey club bi nga xam ne dañ ko éliminer loolu moo ñu war a gën a réfléchir loo mooy wane ni que tey kenn amul liberté pour wax lu la neex ci internet bi waaye tamit mu ngi poser beneen question fan la ñu war a yem. loolu nag day wone ni GAFA bi mooy maanaam Google Apple Facebook ak Amazon ñoom seen doole ni mu toll ci ak jamono ji waaye tamit wone ni mën nañu daaneel ab régime wala ñu suuxal ñi nga xamante ni ñooy chef d'État yi. xam nga Facebook su demee ba dindi Donald Trump tey suba mën na jóg dindi Macky Sall wala mu dindi beneen président boo xam ne mu ngi ci réew mi te du ci mun dara mais nag. question bi foofu lay nekk est-ce que ñoom am nañu droit génnee nit ki lu leen neexee ni ñu amee droit noonu la aussi nguur amee droit teg seen règlement waaye lenn rek la ñu war a mën a xam la ñu war a jàpp mooy tey liberté d'expression dañ ko war a bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yeloon ku nekk jël ses responsabilités ci réseaux sociaux yi. plateforme bii di WhatsApp mi nga xamante ni jël na ab dogal daal di ne dafa fas yéene changer confidentialité yi ci mois de février bii ñu jëm looloo waral yenn ci utilisateurs yi daal di njort ni seen données personnelles yi daf ko nar a jël daal di koy yóbbu ci Facebook ak Instagram bi nga xamante ni Mark moo ko moom. li ngay def ci WhatsApp te nga bëgg mu bañ a feeñ bu ko Facebook jëlee dugal ko ci Facebook bi wala dugal ko ci Instagram bi maanaam lu ko neex lay def parce que mën na def ay publicité ciblée mën na def ay retargeting mën na def ay loo xam ne lu ko neex say données mais loolu est-ce que nit yi bëgg nañu loolu waaw wala déet su nekkee nag tey benn affaire moo am su la neexul nga ne man damay continuer su la neexul nga jóge foofu su la neexee tamit nga xool naka nga koy utiliser. dooley internet waaye tamit réseaux sociaux yi fi àddina toll loolu tax Afrique war a gën a am taxawaay bu am solo ngir mën a am ay réseaux sociaux yu boppam waaye tamit dooley boppam ndaxte bu ñu moytulee ñii di GAFA yi dinañ dem ba suñu liberté dafay daal di des ci seen ay loxo. bu am solo boobu nga indi wax ci wàllum GAFA yi Donald Trump moom ni ma ko waxee tremblement de terre la certainement ci moom parce que il a communiqué à travers ce réseau social qui est Twitter et puis ñu ko doon suivre ñëpp xamoon nañ ne il était vraiment présent benn tweet Donald Trump soo ñëwee 5 minutes après di nga gis xaw ma nombre de retweet bi nombre de commentaires yi ñenn ñi moom dañu ko jàppe woon kañ. mais leneen li ñu ci mën a jàpp rek mujj gi gis nga ko biñ ko retiré ndax nee na dafa kaas ci li nga xamante ni mooy liberté d'expression maanaam ci jamono ji la remettre poser benn question importante ndax dafa li mujj gi ñii di GAFA yi wala réseau social bii di Twitter ndaxte foofu la doon ëpp lu mu doon communiqué donc ñu ngi woon ci yeneen réseaux sociaux yi bu ci mel ni Facebook Snap ba ci yeneen yi nga xamante ne amoon na fa taxawaay bu am solo dañu seetlu woon ni ci Twitter loolu ëpp lu mu doon communiqué ci surtout bu mu jiitee États-Unis ci ñeenti at yi donc moom nag
mujj gi dafa posé benn question bu important dafa ne liberté d'expression bi dañ ko tere li nga xamante ne mooy liberté d'expression à la limite moo tax dañ tee ci condition d'utilisation des utilisateurs yi nga xamante ni ñooy ci réseaux sociaux yi dañ lay préciser que ni ñoom dañu génnee Donald Trump daal parce que dañ koy tere appel à la violence yi mu doon def ci événement capital yi nga xam ne amoon na fële ci États-Unis moom nag mu ne mujj gi comme moom am na doole puissant na dina dem ba nga xamante ni dafay daal di créer lii di réseau social boppam ñi ànd ak moom nag dañu mujj àndandoo ak moom ci xeex bi ndax dañu mujj ñu ci bari ñi nekkoon Twitter dañu génn ci réseau social boobu te loolu nag moo tax na ba réseau social bii di Twitter yëg na ko bu baax ndaxte ñii di ay nombre d'abonnés dafa mujj wàññeeku mu nekk situation boo nga xamante ni dund nañ ko ci semaine bii ñu génn fële ca États-Unis nekk na nag situation bu compliqué te luñ dul woon xaar la ndaxte ñoom dañu mujj dem ba comme ni ñu koy waxee GAFA yi seen puissance dañu koy mujj teg ci kaw ndodd nit ñi ndaxte ñëpp a connecté wu actuellement nii ñëpp a ngi ci réseaux sociaux yi kenn mënul toog actuellement benn 10 minutes ci jamono ji ñu toll nii 10 minutes te duggoo ci biir réseaux sociaux yi ndax suñu liberté d'expression à la limite dafa nekk ci seen ay loxo. waaw xam naa tontu na question bi sax mais c'est que lii tamit day wane ni que liberté absolue amul fenn aussi parce que liberté moom mii dafa détourné woon ci médias traditionnels yi ni léegi ci réseaux sociaux yi lay wax pour maîtriser communication am mais en fin de compte il s'est rendu compte que il ne maîtrise rien parce que ku ko ëpp doole wala ku ko sut dem na tamit ba bloqué ko ci canal boobu comme ni nga ko waxee nag nee na nag dina dem créer li ji boppam mais ba muy créer sax boobu tamit soo du ñàkk ni tamit su ko créer sax dina ko andil ay jafe-jafe ci kanam. boo xam ne ñu ne moom moo nekk ci ginnaaw mooy réseau social mu tudd Parler ci ñoom actuellement ni partisan Trump yi ñoom ñëpp ñi ngi ci am taxawaay bu am solo ci réseau social boobu nga xam ne mi ngi commencé am doole waaye ñenn ñi dañ ko gën a minimiser njort ni moom daal fi mu ne nii comme que tere nañ ko ci réseaux sociaux yi fi mu ne dafa mel ne dañ ko tere li nga xamante ne mooy dundam wala lu gën a am partie bu yaatu ci dundam. ndax menace la ci président africain yi. waaw loolu nag moom mooy question bi ñuy laaj ndaxte bu ñu seetloo ci jamono ji wax naa ko sànq exemple bi mooy jël ni ñun ñëpp a ngi ci réseaux sociaux yi président africain yi ñoom ñëpp ci réseaux sociaux donc seetlu nañ ni léegi ñu ngi gën di yéeg bu ñu joxe exemple bu ñu gën a jege mooy président Macky Sall situation bu ci nekk yaa ngi gis ne day génn def benn tweet léegi ñu ne est-ce que ñoom GAFA yi yoratuñu ñoom mën nañu daaneel régime te question boobu lañu posé actuellement mën nañu wax ni bu fekkee canal bu toll ni ci réseaux sociaux wala moyens yu toll ni réseaux sociaux yi mu nekk moyen de communication bu am solo bu ñu demee ba président africain yi wala njiitu réew yi ëpp ci nekk ci réseaux sociaux yi di ñuy communiquer ñëpp leen ci suivre ci jamono ji ñu toll bu ñu demee ba seen communication GAFA yi téye ko ndaxte bu ñu jékki-jékki daan ne yow kat da nga ñu mujj sonal comme ni ñu def Donald Trump daa ñu retiré la fu nekkoon moyen de communication boo xamante ne à la limite moo tax question la boo xamante ne ñun war nañ ko war a mën a teg ngir xalaat ko xool fan la ñuy mujjee ci GAFA yi mais pour tout moyen ñun africains yi ñu am suñuy réseaux sociaux yi boppa mën nañ am suñuy plateforme yoo xam ne war nañ ci mën a communiquer. beneen bi mooy li ñuy wax WhatsApp di modifier li nga xam te ni moo di confidentialité noonu lañ ko waxee tey jii est-ce que loolu du li nga xam te ni rek ay conséquences lay indi ci bu fekkee ni yenn suppression yi mais li nga xam te ni moo di confidentialité bi WhatsApp di modifier. voilà loolu nag actuellement ni moo xew moom mën nañu wax ni moo lëmbee àddina ba ñëpp di ci yéey yàb bi WhatsApp dafa xëy ci début mois de janvier bi daal di joxe ab date maanaam app daal ne fii ak le 8 février ku accepté wul confidentialité yu bees yi WhatsApp mën na la retirer mu nekk nag loo xamante ni ñëpp te ni mu lay posé confidentialité bi c'est-à-dire daf la koy buux par force nga accepté dafa la koy imposé ñëpp dañoo gis ni seen téléphone dañoo xëy rek WhatsApp envoyé la benn message boo xamante ni doo mënul lu dul def accepté rek nga avancé te pourtant boo accepté loolu ci biir bi ñu demee gëstu dañu leeral ni dañu xam nga WhatsApp 2 milliards d'utilisateurs la am Facebook moo ko moom mi ngi ko jënd Mark moo ko moom mi ngi ko jënd ci atum 2014 li mu ko ñoom dafa bëgg a boole lii di Facebook lii di Instagram lii di WhatsApp boole leen ñoom ñëpp mu am seen ay données daanaka mu gën a mën a am contrôle bi léegi loolu la bëgg nag ci def ci WhatsApp bi bëgg ko boole ci li nga xamante ni mooy ci yeneen réseaux sociaux yi nga xam ne moom la moom plateforme yi nga xam ne ñoom la moom Mark léegi ñoom ngir gën a mën a contrôler nit ñi ñenn ñi nag ñu seetlu ni depuis bi ñu defee annonce boobu WhatsApp ci boppam dafa mujj wàcc ndaxte ñu ci bari dañ ko mujj di gedd di dem ci yeneen plateforme yi ci mel ni Signal actuellement mi ngi gën di signalé wu mi gën di fësal boppam yi ci mel ni Telegram bi nga xamante ne en 72 heures rek seetlu nañ ni 25 millions d'abonnés Telegram mi ngi yemoon ci atum fin jeexitalu atum 2020
500 millions d'utilisateurs pour le moment actuellement nii dafa nañu seet daf ko doublé. maa ngi gis démb benn message Basile mu doon wax un peu un jeu de mots sur entre WhatsApp et Telegram. Telegram effectivement loolu entre Telegram WhatsApp ak ñii di Signal. ñoom ñu naan je pense que Signal sa WhatsApp sa Signal sur Telegram. c'est Telegram c'est ça. loolu la jeu de mots bu am solo la pour wane ni ñetti ñooñu actuellement ñoo nekk ci concurrence bu doy waar boo xamante ni ñu ngi koy gën a fësal seen bopp actuellement ci réseaux sociaux yi. waaye li ci wax lu ñu ci mën a wax mooy données personnelles yi. donte WhatsApp ñoom tamit génnaan nañ ci seen site d'information ngir fësal ni pourtant ñoom ni dañoo mal communiqué peut-être ci li nga xamante ni mooy données personnelles yi mais li ñu fas yéene def amul benn rapport ak données personnelles. mu ngi noonu Mamadou Ndiaye ñu sant la bu baax di la gërëm xam naa da ngay passe micro Ibou ñu le temps que ñuy defar li nga xam ne moom mooy sunu écran tactile bile xam nga nag Modou Fall moom dundaanaanu technologique donc moom mën a yam li ñu xam ci réseaux sociaux yi daal moom mooy dugg statut WhatsApp xool waaw ak mbir yi mais Alaaji Malick ma lay yëgal ni Modou Fall dugg na ci sa biir écran bi ma nga ca données di xool léegi nag Modou Ndiaye a parlé de données damay sàkkule yéen techniciens yi ngeen ñëw dimbali ko ci problème bi c'est pas grave bu leen téléspectateurs yi gisee c'est toujours un plaisir et puis min nañ leen ci seen ay tour chaque jour ñu ne Alaaji Malick Mansour donc voilà si quelqu'un peut venir en aide à notre ndaanaan Aragon xaw ma nag yan données moo nekk si écran bi ma tuulee dinañ ko découvrir à l'antenne parce que moo doog ci biir Ibou Diouf li kenn mosu koy gis kii sama doom bàjjen la Fatou maa ngi Cheikh Tidiane lii est-ce que am na ku mën a régler problème bi donc ñu xaar en attendant ñu ñëw régler le problème parce que Mamadou Fall ci boppam la ñu bëgg ngeen ñëw defaral ko écran bi loolu laa leen di wax depuis sànq parce que Cheikh Tidiane nee nañu on a un petit souci technique avec les micros mais li xew fii tey moom kenn mësu ko gis voilà on découvre notre réalisateur Alaaji Malick kenn wane woo ko sax. c'est notre fan daanaan donc voilà ñu ngi xool mais Cheikh en attendant quand même ñuy régler problème bi. Ce micro marche. Ce micro marche très bien. Alors en attendant qu'on règle le problème je pense que mënuñ jël soit Mamadou Ndiaye doon waxtaanee muy TIC ak nouveau média c'est vrai que xam li ngay accepter bala ngay kii c'est important et bon. li ma si jaaxal mooy par exemple li ñuy wax ni que soo nekkee Facebook dem WhatsApp xaw ma je sais pas sa données yi dañ koy bokk day nekk ci ñaari kii yëpp quoi. mais bon je me demande pourquoi est-ce que ça dérange une personne boo xamee ni mi ngi ci Facebook nekk en même temps ci WhatsApp étant donné que données personnelles mi ngi ci Facebook. ba pare muy bañ a partager ko ci WhatsApp alors que mi ngi ci ñaari réseaux sociaux yooyu yëpp quand même. juste avant ñu dem ci yeneen cas yi. d'ancialité. que yenn fichiers yi wala ci yenn information yoo xamante ne jotoon nga partager fële. gars yi mën a am possibilité jot si. donc côté boobu peut-être moom mën a am crainte. Très bien. boo xoolee bëri na tey ay gars yoo xamante ne. Micro. Le micro ne marche pas c'est dommage on t'entend pas Ibou pourtant li nga doon wax am na solo mais bon dinañu ci ñëwaat ñu dem léegi ci yéene kaay yi. alors Fall dugg nga ci fichier ba génn. waaw mel na ni Alaaji Malick ñëw na dimbali ma xam nga yëf yi dafa toog ab diir tàkkul ndax Cheikh Tidiane Diagne mi nga xam te ni yëgal Cheikh Tidiane Diaw mi nekk sama wet yàgg naa ko wax laalal écran bi. dama jàpp ne da nga gis comme ni may def rek ngay exit rek yees di dugg di génn ba réer ci biir fichier bi donc ça arrive mais bon puisqu'on est rattrapé par le temps. on va directement ci yenn cas yi doore ko ak l'observateur. waaw l'observateur wax na donc l'observateur ne ci xëtam bu njëkk li nga xam te ni ñoo nekkoon ak Macky Sall mu duppee ko les nouvelles vies des ex de Macky nee na nag kon Aly Ngouille moom Ndiaye dellu na cay toolam Amadou Ba xëy na ñu ngi koy xaar nii ca impôt li nga xam te ni nag kon moo di yeneen ci activités yoo xam te ni jëwriñ yooyee àndoon ak président Macky Sall di def état d'urgence ñu ne kon li nga xam te ni moo di jafe-jafe yi ñi doon dawal oto guddi gi di daj jamono ji Saare Ngaay ñu wax nga xam te ni moo di le prophète de Kolda
moom ñu toppee ko ci wàllu yakkataanu gone maanaam pédophilie ndaxte dafa tànnal boppam ab gone gu am fukki at ak ñeent mu doon soxnaam ci yëfu jaari saw la ñuy wax nga xam te ni mooy gone gi meilleur élève ba dem France bu Sénégal nga xam te ni fa la réeree moom Moustapha Sil dip juriste nekk ca France nee na nag kon li nga xam te ni moo di France moom seen yoon kon mayut rek yenn yi nga xam te ni ñu def ko waaye jàpp na ni lecture bi ñu am ci sous le visage d'un âge nga jàpp ni mooy livre bi nga xam te ni rek gone gu jigéen gi bind na ko wax ci wàllu manipulation ñu wax kon ci li nga xam te ni moo di le quotidien mu ne policier bi nga xam te ni dafa sukkoon ay wóomam ci kon kanamu Serigne Modou Kara te ñu dàq ko ci li nga xam te ni rek moo di police moom indi nañuy leeral nee na nag dañ ko dàq ndaxte dafa abandonné li nga xam moo di postam ba noppi daal di violer ab serment am le soleil satisfaction la wax nee na daal contentement ci lu tolloo kon juróom-ñeent fukk ak ñett ak juróom-ñett ci téeméer ci ñi nga xam te ne rek jot nañ ci ndimbal mu di aide d'urgence bi boobu la l'enquête nag ka def moo di agence nationale statistique ak démographie wax ci maréchal Idriss Déby ci xët bu yéenekaay bi ni kon moom mu ngay raxas boppam. Libération lu mu xamle moo di kan ki nga xam te ni moo di guide bu Mbacké Ruuxu ñu toppee ko ci wàllu victime boo xam te ni kon dafa gone gu am fukki at ak ñeent ñu ne kon pédophilie lañ koy topp li nga xam te ni rek moom njiit gi ci boppam moo ko tànnal boppam daal di koy def soxna loolee nag indil ko ay jafe-jafe ki nga xam te ni ab soxna la gu ñu faat borom këram ñu ne kon borom këram moo ko faat ca cité millionnaire ñu ne nag histoire bi dëgg na ngeen ko lire ci biir Libération. Les Échos xamle ba tey ci Diary Sow mi nga xam te ni ñu ngi koy wër ca France kenn gisu ko daal ñuy wax nag livre bi nga xam te ni bind na ko di livre boo xam te ni mu ngi cay wax lii di diggante héroïne bi di Aline Sitoé Diatta yenn ci nga xam te ni moo di ay yëg-yëg yoo xam te ni waxuñu ko ak li nga xam te ni ay émotion la ci moom ñu wane ci xët bu njëkk ki nga xam te ni moo di première dame ñu ne nag ay réseau la ñu daal di piraté te jëfkatu ñaaw te fii def li ni mel le témoin ne kon coronavirus bi nga xamante ni moom daf ñu imposé na am ten moo di télétravail ci àdduna bi yëpp muy dox waaye Sénégal fii day daf fi sooxe Walf Quotidien wax ci jamono yi nga xam te ni koom-koom gi dafa sooxe lool nee na daal fu mu ne nii dara baaxul ndaxte boo xoolee liggéeykat ya dañ leen a wàññi ca bureau ya li nga xam te ni moo di populaire moom ci xëtam bu njëkk wax coronavirus bi lëmb gi muy def Sénégal ñu ne daal boo moytul ñu nga jëm ci juróomi téeméeru doomu aadama yu faatu ak li nga xam te ni moo di juróom-ñaar yi nga xam te ni nemmeeku nañ ko ni ki tey ji li nga xam te ni moo di source A wax Notre-Dame nee na foofee daal ab benn élève moo am coronavirus ba de fi mu ne nii daal l'école ba tiit nañu tribune nee na policier bi nga xam te ni dàq nañ ko ca police moom Bougane Gueye Dany daal dina koy jël fay ko ñetti weeri congé yoo xam te ni day toog rek di lekk xaalisam te du liggéey jël ko nag ca bërëb ba Aïssatou Seydi nga xam te ni moom moo nekkoon soxna yi Diop Isaac daal dinay nag yëkkati ay kàddoom ci li nga xam te ni rek jamono ji moo lëmbee presse bi ñu wax ci li nga xam te moo di Sud Quotidien nee na refus bi nga xam te ni président de la République da ko bañ a réformer lii di magistrature ñu ne loolee daal boo dee xool ñi nga xam te ni ñoo di droit de l'homme yi dañ leen désavoué journal sportif yi nga jàpp ni daal kii di record ki mu génnee nag moo di West Ham moom fu mu ne nii pare nag ngir dugal juróom-ñeenti milliards yu toftal juróom-ñaar ngir am kii di Boulaye Dia stade Sadio Mané la ñu wane ni kon li nga xam te ni moo di match yi koy xaar match yu tàng lay doon moom Sadio Mané sénégalais bi nekk Liverpool jeexalee sunu làmb revanche yu Lac 2 ak Eumeu Sène Gaston Mbengue nga jàpp na date nee na ñeenti fan ci weeru avril la koy def ñu jeexal fàtte nag ak li nga xam te ni moo di pensée africaine bi ñu tàmm di dégtal nit ñi ci wolof waaye machine bi de daa mujj càng xëy na bañ na daa càng mi ngi noonu mu nga fële waaw nee nañu daal nit moom du gis ay défauts waaye yu faate yi lay gis te nit nag war ngaa toppatoo sa ay bi bopp waaw say ay ni ko suñu jëwriñ ju baax ji suñu sëriñ bu baax daan waxe sëriñ Saliou Mbacké Modou Fall ñu sant la bu baax gërëm la naka noonu ñu àndaloon ci première partie bi Ibou vraiment bëgg nañu jox kàddu bu mujj mais malheureusement on a un problème de micro de même que notre Mamadou Ndiaye Balé à vendredi Ibou Diouf également à vendredi inchallah ci beneen numéro culture Cheikh Tidiane Modou Fall à tout à l'heure tout de suite dañuy dem RFM fekki fa Babacar Fall ak invité am rendez-vous à 8h pour la deuxième partie. fii nga xamante ni bi ajjuma bu nekk jullit yu bari dinañu jàng suratul kahfi waaye boo demee ci aaya 39 bi mu ngi commencé walaw laa id daxalta jannataka moom ngay wax juróom-ñaari yoon soo xëyee walaw laa id daxalta jannataka qulta ma shaa allahu laa quwwata illa billah
nga wax ko juróom ñaari yoon balaa ngay xëy sunu boroom mën na la musal ci li nga xamante ni bii jarabu nañ ko ci lépp lu nga xamante ni bii xeet yooyu ma limoon la ak lépp luy xeetu cat daal ci gàttal Hadj Babacar. jërëjëf Oustaz Mor. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal. RFM Matin 7h40 ñu dalal sunu gan Abdou Khafour Touré salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Babacar. ñu